السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. asewul ci ñun ci waa daayira bi ma wax leen ni yonent yàlla Ibrahim mooy le parrain spirituel de tous les moustarchides du monde. ndax yi ko rax dafa bare te it yegg nañ ci li gën a garaawati ma ñu dem ba fu këru diine nekkoon ñu daan fa yaakaar dem nañu ba système politique gu tubaab yi jël contrôle kër ya ñooy dugal lu ñu bëgg a dugal ñooy génne lu ñu bëgg a génne ñooy fal ku ñu bëgg a fal ñooy folli ku ñu bëgg a folli ni xam nga ni amul lu gën a nekk contradiction réew bu wax ni dafa am constitution bu laïque kon warul def ingérence ci les affaires religieuses kon bu ñu demee ba un chef d'état bu ni constitution bu laïque la te bu ñoo fal xalifa moo koy valider wala déet ah bu ñu waree jàpp it mooy wax ilimaan yi dat bu ñu war a jàpp wala bu ñu warul jàpp je pense bien que bu boobaa l'islam bu crédible dootu fa man nekk ndax annaasu ala diini mulukihim yonent bee ko wax de man Moustapha Sy waxuma ko ni danañu demi ji ba nit ñi jullit yi kenn ku nekk fu sa dégginu diine buur sa buur fu dégginu diineem yem fa la sa diine di yem faf na faf l'islam ci jamono bi ak xalaatu l'islam ak jikko l'islam yemele nañ ko ci sunu jamono comme trafic de drogue ak trafic d'armes presque léegi ñoo xaw yem léegi ku yore sa l'islam yore sa xalaatu l'islam yore sa jikko l'islam tey jàppe nañ la comme un trafiquant de drogue ou un trafiquant d'armes fu ñu buggul mu dugg fa ndax bëgg nañ moo am fu mu yem ndax pour ñoom l'islam virus la comme virusu sida donc il faut que ñi ko amee ñu yemale leen fa ñu war a yem buñ ko duggalee fu ñu bëggul woon mu dugg fa au nom du terrorisme ñu dem demander dooley conseil de sécurité ñu def li ñoo tuddee al harbul adila la guerre juste
une guerre juste الحرب العادلة غير معقول باسم مجلس الأمن. Pourquoi? Parce que nit jël na l'islamam xalaatu l'islamam jikko l'islamam dugal ko sunu réew mais ñoom lan la ñu jël dugal ko ci ñun lan àndul il est croissant waaw tabarakallah dinañ ci ñëw parce que damay poser problème yi maa ngi poser problème yi mais cause yi dëgg-dëgg waxaguma ko bu ma waxee cause yi danañu xam ndax bàkkaaru jullit yi la wala bàkkaaru ñeneen la bu ñu paree nag ba situer responsabilité yi soo ko proposer solution yi waaw li mu wax lu am solo la dinañ ci ñëw fi na actuellement damay wax li xew loolu lay melal bu ma waxee li xew melal ko ba noppi léegi nag loolu li ko sabab lan la bu ñu waxee loola lan la ba noppi ñu xam ndax dañuy situer responsabilité yi ci niveau jullit yi wala dañ koy situer ci niveau seen wujju yi bu ñu paree nag laaj nag léegi lan la ñuy proposer comme solution mu mel ni itam comme wujju yooyu le dem nañu def seen doole fexe ba man ca doole ja ba ku amee sa l'islam sa xalaatu l'islam sa jikko l'islam boo ko dugalee fu ñu bëggul woon mu dugg fa danañu mën a sukkandiku ci doole jooju ñu def te mooy conseil de sécurité parce que les Nations Unies moom amul xawma li ma leen wax dégg ngeen ko wala déet ah épouvantail la les Nations Unies amul ça n'existe pas parce que bu fekkoon ne les Nations Unies ñooy décider mais ay membre permanent du comité du conseil de sécurité du am droit de veto kooku du man nekk ngeen baal ma def ci parenthèse yéen ñi nga xam ne yéenay autorités yi ngeen yóbbaale boobu looloo tax Serigne Cheikh ca kër jëmb mun leen rajo Sénégal amul rajo PS moo am parce que nee na buñ ne rajo Sénégal Sénégal bu ne war nga am droit ca rajo ba waaye bu ñu demee ba dañuy am ñu ñuy tegal am ñu ñuy dul tegal nag dootul rajo Sénégal rajo PS
ku bëgg a defar seen affaire ñu tegal la ku dul defal seen affaire nag li ngay wax lu mu jariñ jariñ nit ñi duñ ko teg kooku parenthèse la il fallait que ma dugal ko foofu pour mu leer waaye Nations Unies it amul Conseil de sécurité nag mais sécurité pour qui et pourquoi ko aj nag ko aj yaa gën a bañ ku seenu kaw waaw américains yi seen coono russe yi seen coono français yi seen coono anglais yi ak seen coono yëpp parce que ko aj da ngay bañ ku seenu kaw ولماذا تثاقل الأمريكيين وتعاطل الإنجليزيين وتغافل الفرنسيين لتيت الأمريكيين ba lu yëngu ñu ne àdduna na tukki lan la war nañ ko wax ah li tayalloo français yi li tayalloo français yi ba seen projet yëpp discours la li tayalloo français yi ba seen projet yëpp discours la débat la mais débat sax amatul dañ ko wax pour respecter rek mais débat amatul polémique moo am il faut dire la vérité yéen intellectuel nga xam ngeen ni ma wax te xale ba kat dafa ànd ak bay ba ca pyramide ya ca Égypte xool pyramide yeeg ni mu rëyee ni ko bàyyi ñii nu ñu def ba tabax lii mu ne ko doom daanuñu déglu discours na loo xam ne ku ko bëgg a def doo def discours kon nag français yi tayal nañu ba lépp léegi discours la ak débat mais anglais it sàggan nañu ba léegi dañu nostalgique ñu ngay dellu ca seen cosaani maam ya waaw ngay gis ba ci prince Charles sax seen jupe yooyu dem ba nekk prince héritier bu Royaume-Uni ñu seen li nga sol lu mel ni jupe gàddu lu mel ni ay nafa nostalgique ba yegg foofu buñ la nee ku dem ba xamatuloo foo jëmi da ngay dellu fa nga jóge woon am na loo xam ne ko ca dellu musiba am mais ñu nit en tant que musulman boobu mooy sunu erreur parce que neen Serigne Cheikh Tijani moo ma wax ni ma Moustapha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te 6e siècle la fexe ba jullit yi dund 20e siècle ñun nag ñu toll ci 20e siècle bëgg nit ñi delluwaat ci 3e siècle kon nag question bi ñu posé crise bi ndax crise u pas-pas la pas-pas a amatul wala crise u xalaat yi moo am la mu mel ni kon nag am na loo xam ne buñ ko seetloo yëg ne alquran yàllaa ngi ñu sagalani ba fii ñu toll 14 siècle ba léegi benn xaraf jógagu ci inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun qibla bis bu ne ci ordinateur am dana enregistré ci lu jëm ci ay millions
ci ay rukuwaat ak i sujudaat des millions et des millions de musulmans di ko def subaak ngoon xibla dina ko enregistré kaaba ga c'est très important une pierre deux coups rôle bi muy joué xibla bokkul ak rôle bi muy joué al kaaba tu benn la ilaha illallah du benn du benn parce que xibla ji li mu soxla bis bu ne lañ ko koy jox waaye kaaba gi la mu soxla bis at mu ne benn yoon lañ ko koy jox yooyu de convergence wallaay wax na dëgg barakallahu fikum bu ko defee kon nag comme at mu jot ruq bu ne avion décollé fa wala bateau wala leneen min kulli fajjin amiq ngir mottali ndigal ba wa addin fi nnaasi bilhajj yatuuka rijalan rijalan wa ala kulli daamirin yatuuna min kulli fajjin amiq kon yooyu boo amee mënuñu nangu ni crise bi crise de foi la mais ruux bi yooyu yenu interprétation biñ ko war a interpréter dem na ba faf mu mel ni pas-pas bee fi nekkatoo parce que sunu baat ba ñu waxoon mooy dellu si fu ndox daan taa ndegam ndox daan na fa taa boo demee fekk fa tepp-tepp bu ko defee kon nag li Seyid Cheikh waxoon autorité saoudienne yi booba Faysal moo fa ne booba lii ñoo tudde Ligue islamique mondiale góor ga Sururu Sobbaan moo ko yoroon yore lu mel ni Ligue islamique mondiale te bu ñëwee ci hôtel bi Serigne Cheikh nekk jëm ca moom du jël ascenseur bi escalier yi lay jël te laata Serigne Cheikh di fa jóge tàllal na ko loxo pour jël tariqa bi waaw واختص رابطة الإسلام صبانا سبحانه اختص رابطة الإسلام صبانا ومكن الدين من تحقيق رغبته بفيصل الحمد ذي الإفضال والهمم كرر نك لو حات نون لودول داñ wala ni leen kenn tardelul l'islam yéen arab yi yéen a tardel ñëpp wax leen am na koo xam ni dëggam yàlla sax bu toogeek moom wax ko dëggam te booba mooy buuru Makka amee police mag armée mag léppam ay mu toog foofu moom fayda la am fan yii la maan bu dul woon bañ démagogie ci nit ñi kon dina adressé Bill Clinton une lettre ouverte Bill Clinton pour wax ko ni ko nag moomul nit ñi moomul nit ñi moom moomul ONU pour wax leen foo am ko xam ni dëggam rekk la bu Jibril ñëwoon nit mu wax ko dëgg gi waaw
te du ko wax nag ak haine du ko wax ak rancune daf koy gëm rek waaw te la leen ko waxe nag ni leen yonent bi wàcc na law la nabiyu rasulullahi mimma urifat xadaratun sha'nuha al ikramu lil ghuraba diinun bi wax wa taabirun lahu atharun fi qalbi kulli labibin yafhamu alkutuba hadi maathiruhu lim fi defoon jógagu fi dunyan wa axiratan mi hadi manabiruhu min barbaani ma afsax alxutaba hadi turaasu majdi ndeysaan wallaay ndeysaan turaasu majdi li ahli lmajdi way law aqalu aka neexoon ok turaasu majdin li ahli lmajdi aka neexoon law aqalu ذاك التراث الذي قد فضل العرب ku nekk jubbu bala fal boo ko watee ñu fàtte la ku nekk jubbu bala fal boo ko watee ñu fàtte la turaasu majdin li ahli lmajdi waaye law aqalu wat nañ ko wat nañu jubbu ba jubbu baleen fal wat nañu ko ذاك التراث الذي قد فضل العرب لو كان للغرب ما شاهدت من أثر لاستخدم الغرب في إصلاحه الذهب li leen yonent bi bàyyeel ngeen sàggane ko bu doon Occident la ko bàyyi woon tey foo dox wurus lay doon parce que ñoom wax seen langage la waxe ndax ñoom la ñu gën a fonk mooy wurus jeex na la c'est un or nangam nangam or massif nangam nangam des pierres précieuses foofu la seen waaw jeex na waaw wa kaabatullahi tad'u kulla mintaqatin fi kulli aamin yow mi ko doon laaj taqiha alxarra walxataba هناك أفئدة والله بلغ جاء هناك أفئدة تهوي لدعوتها وكل ذي طلب يلقى بها الطلبة بلغ له نيت ñaan mu nangu naka nga yore temple bu tollu noonu ña fa daan ñëw di yokk ba léegi te lu ñu ñaan mu nangu te mënoo régler dara fu paan bi ne fu paan bi ne fan la paan bi ne mais prise nag prise de courant bu fusible ba sauté mënatoo caa branché mu jox la dara dëgg la wala du dëgg fokk nga changé waat fusible waaw loolu tax ci langage bi Serigne Cheikh waxee surtout ba ci gën a yéema mooy in ightarartum ya saadata annaasi garratkum dununukum du nit wallaay ndeysaan garratkum dununukum li dawlatin sha'nuha rafdu diyanati la ilaha illallah kenn masul gis noonu waaye in ightarartum yéen it la taghtarru Maodo Cheikh Al Hadj Malick la taghtarru ne vous trompez pas la taghtarru bi zawahiri nusus waaye nag boobu moo gën simple al igtirar bi zawahiri nusus moo gën a simple bii mu leen wax ñoom in igtarartum bi ma fi dahri min tarafin
lam yu'ta lid-diini illa al-isma wal-laqaba. bu ngeen demee ba l'islam dootul dara lu dul confort, tura fay des. l'islam bu mujjatul rek di confort, moo tax xam lu xew baax na. dama génn prison bi waa Sud Quotidien def benn reportage, ki nga xam ne mooy def étude psychologique ak yu mel noonu, moom commenté ba noppi mel ni li ñu jaaxal nag salle bi ak aspect bi fi nekk yépp amu fi benn trace du Coran. ma ni ko yàlla waxu ñu wekk alxuraan bi teg ni nañ ko jàng. c'est très important, yàlla waxu ñu wekk alxuraan def ni nañ ko jàng, parce que boo ko wekkee te xamoo ci dara féetewu la fenn loo koy doyee ah. kal muallaqa baaxul ah. looloo tax aw in tabannaytum yawman zaxaarifahu duna alxaqaiqi aw in duqtum rutaba fa sawfa talqawna gayyan. xoolal ba mu ko waxee ak la guerre du Golfe bi muy am, mu leen bu ngeen demee ba yëf yéeg yëfaat yu ñàkk xorom yi tubaab yi di xéntewoo ngeen mujj ko jël di ko càkkaayoo seen lislaam, di ngeen daj lu kenn masula daj, di ngeen daji ji lu kenn masula daj. ba mu leen ko waxeek léegi ba ñu xëy gis ngeen la fa xew léegi. Depuis la guerre du Golfe, et pour la première fois ci histoire Arabie Saoudite mu am déficit budgétaire bay dem di solliciter concours FMI pour la première fois, ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. bu ko defee kon nag liñ ciy mën a dégg mooy aaya biñ leen waxoon, qad jaakum min allahi nuurun. nuurun d'abord alquran waxinam dafa laaj di seet. qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin soog a ñëw. yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min alzulumati ila annuur. yàlla nee na laata may wàcce téere wàcc naa leeru pas-pas ba noppi. laata may wàcce téere wàcc naa leeru pas-pas ba noppi. rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi rabbikum fa amanna. jeex na. moo tax baatu tuub jébbalu te nangu ko amul l'islam amu ko. jébbalu tuub te nangu ko rek mu jeex amul. diggante sami'na munaadiyan ja ak fa amanna processus boobu bii gàtt na. gàtt na. diggante sami'na munaadiyan ak fa amanna processus boobu ku ko topp bii gàtt na. jébbalu tuub te nangu ko rek mu jeex gàtt na. kon nag leeru pas-pas bu wàccee ba noppi te yàlla bàyyiwu la, ndax la lay jariña nga ca moom. c'est extraordinaire. la lay jariña nga ca moom te xaarul nga jël si ko. mu jox la pas-pas mu nekk ci sa xol, sa xol yenu sa xel
mu wàcceeti waxyu def ko ci téere ndax la lay jariñ a nga ca moom kon nag di wuteti ilmul xayb ci tardeel sa bopp la bokk bi wax yu wàccee ba noppi ku wuteti ilmul xayb rek da ngay tardeel sa bopp parce que yuminuuna bil xayb rek moo leen mën a arrangé téere bi wàcc na waaye itam waxoon naa leen ni fii hudan waaye waxul lil muminin waxul lil muslimin mais lil muttaqin dafa am lu nga xam ne lu ñu la ko yéene yéene bu la ko jaralul nag doo ca mën a jariñ looloo tax yahdi bihi llahu nag man ittabaa ridwanahu subul salaam yàlla nee na ku ma nangul may fexe ba wutal la fooy jaar ba mucc wa yuxrijuhum min adulumati ila nuur mu ni te ko ànd ak man xam booboo tax mu neex di koo xam ni boo àndeek moom bis bu ne nga wàcc lëndëm dugg leer ku la ni bàyyi ko dafa xamul la nga mos la mosul koy àndal te ca biir ànd ba bis bu ne nga wàcc lëndëm dem ci leer kooku ku la ni bàyyi ko booba la nga mosul la mosul man daaqa araf in lam taduq salliman man daaq waaye ne leen ko seen góor ga waxe al zawq mooy la ndeysaan dafa ëpp ay shawq ak ya ca des yëpp wax na tam waaw yooyu ñoo tudd yëpp alhawa ak yëpp daf ko gàttal rek daf ko gàttal mais juróom benn fukk ak juróom la ma wax leen ko moom dafa jël rek ya ca gën a mag teet yi la jël tudd leen ko mais bu ci ne am na yoo àndal ba mu mat juróom benn fukk ak juróom qad inqataat sëñ Babacar Si du nit fa baxru ishtiyaaqi fa baxru ishtiyaaqi qad tamawaja qaaruhu ayaa munqidan inni gariqun wa faziu kenn xamul seen yooyu le ñu bare yooyu le ndeysaan ñoo ko xam waaye li sëñ Cheikh wax ni li tax zawqu neex mooy daf lay jàngal muñ gu nga xam ni fa mu lay yóbbu mooy dootoo faale saagakat parce que li tax doo ko faale mooy kuy saaga dootoo mën a nekk nawle te àdduna lu la ci nit mën a defal ba ca dàq mooy mu def la nawle nit ku lay jéppi da nga bëgg a ànd ak moom lay moo metti waaye ku la naw ànd ba dafa neex waaw moo tax nag pas-pas ci baatu yuminuuna bil xayb li moo def mooy fexe li ni meng ni jonn ci yow te la ñuy xamee ni nag nee na jonn ci yow ci ñetti aspect lay feeñ dana génn ci yow qiyamul xaq dana génn ci yow qiyamul xeyr dana génn ci yow qiyamul jamal parce que ñetti vertu yooyu rek moo ci am vertu bi yenu dëgg vertu bi yenu dëgg ak vertu bi yenu yiw ak vertu bi yenu taar bu sa pas-pas fexe ba li ni meng ni jonn ci yow te mooy yàlla ak lépp
ñett yi dana feeñ ci yow da nga yor ci dëgg lu tax ku yoratul dëgg dootu la man jege di nga yore ci yiw lu tax ku toggateeg yow rek tuuti waaye di nga yor ci taarit ba ku bëgg bakkanam foog mu fiire la pourtant fiiri naa ko maanaam ba muy wàcc pour yéen ñëpp la wàccal moo tax mu ni kum waaye ba muy jariñ nag ne mu ko jaral rek la jariñ moo tax mu ni hum c'est simple looloo tax qiyamul xaq qiyamul xiir qiyamul jamal lii tax nit mën ko gérer mu ngi ci ñetti aaya la dul mayeti jàmm aaya bu jëkk bi mooy rabbana maanaam commencé ci wa yatafakkaruuna moo tax mentalité bi am solo wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard bu sottee tey dëgg la cay tegu mooy rabbana maa xalaqta hada batilan ku toog xalaat bu la dara raxul xool li la wër kaw ak suuf xool li dox lépp daa war a man am honnêteté intellectuelle am ko xool ni ko wallaay lii neen taxul nga def ko